Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Badrul Boutouri, Khatmul Maktoumi, Hawi Shariati, Hamil Haqiqati, Alam Tarbiyati, Zul Izzil Bukarram. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه wastarshada bi rushdihi ila yawmi din. mbokk yi fi daje ñu ngi nuyu ñu fi teew ñépp, ñu ngi leen di ziyaara di leen balu ak ci weer bu tedd bi, di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor, defal ñu tawfiix, defal ñu taysiir, defal ñu najaa. di beral nuyoo suñu sang, suñu wasila Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, ñaan yàlla guddal fanam, wéral cëram, làq ko fu yàq yeggul. mu mel ni ngoon gi mi ngi dem ni ñu ko baaxoo di defee ci biir programme université du Ramadan bi, ci thème yi nga xam ne moom la ñuy amal ci bëccëgu koor gi. yaakaar naa ñu ngi dem ci jeexitalu thème yi. tey ñu war a waxtaan ci beneen fànn bu ñu jagleel jigéenu mustarshida yi. ñu tudde ko la femme wala la mustarshida entre évolution et révolution. mu mel ni suñu thème bi nga xam ne moom la ñu wax suñu mbokk di suñu mbokku pas-pas Cheikh Ahmed Tidiane Sarr moo ñu ko fas yéene waxtaanal. kenn du ko présenté ndax kenn la ci ñun, bokk ci commission de l'enseignement et de l'orientation islamique, waaye itam amaat beneen casquette bokk ci comité scientifique bi nga xam ne programme yi déroulé yépp ñoom ñoo ko saytu ci mbaaxu yàlla. mu mel ni nga xam ne noonu la fas yéene aborder thème bi, dinañu indil li ñuy wax problématique, maanaam jox ñu importance ni ñu tuddee thème bi. bi ci des dinañu indil ki nga xam ne moom la ñu indexé, moom la ñu ciblé, ndax bu ñu waxoon nit rekk ñépp dañuy dugg. bi ñu waxee nit aussi, bu ñu waxoon femme, jigéen ñépp dañuy dugg. bu ñu waxoon aussi la femme musulmane, dina am jigéen ñu duggul, waaye dafa am particularité, am cible bu ñu indexé, muy la femme mustarshida. kon il faut ñu xam kooku ñu tuddee femme mustarshida mooy kan, maanaam profil d'une femme mustarshida. bi ci des ni thème bi ñëwee ci évolution ak révolution, oustaz dinañu defal benn analyse bu yaatu ci ni nga xam ne noonu la ñu déggee évolution bi nga xam ne ki ñuy tuddee mustarshida war na ko mën a dundee ci ñaari volet. moo xam évolution ci biir pas-pas bi muy dund la, waaye itam évolution ci biir pénc bi nga xam ne lu ne la fa représenté. su ko defee ci dernier point bi danañu indil naka la ñu mën a déggee tamit révolution bi nga xam ne moo koy xaar gannaaw bi mu peegee yi nga xam ne moom la war a peeg yépp ci biir société ak ci biir daayira bi, fan lay teg tànkam ak yan paramètres lay ubbi ba mën a révolutionner li nga xam ne moom la gëm, jëme ko ci biir pénc bi nga xam ne moom lay dund, ak tarbiya bi nga xamante ne moom la tànn pour ñoŋal ci dundam. su ko defee sans plus tarder, yooyu point la oustaz fas yéene waxtaane ak ñun. dañu koy bàyyi ak kàddu gi ndax mu am temps bu xaw a yaatu, ndax thème bi dafa xaw a gudd tuuti. su ko defee rek Cheikh ñu bàyyi la kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah.
bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa daacina bi daawatihi ila yawmi ddin. ixwat al iman, assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ci bëccëg bi, di jiital ci nuyoo yeeg ziyaar yi suñu kilifa comme ni ko suñu présidente waxe soxna Sophie Cissé, di ko ziyaara ci koor gi, di ko ñaanal yàlla di ko yokk tawfiq, yàlla fay ko anil ummatil islaamiya xayra, ndax daara ju mel nii ku ko defal sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg participer nga ci façon bu kenn mësul gis pour réussite risalaam bi. kon nag yàlla na yàlla fay ko. comme ni ko soxna Sophie waxee, dañoo dellusiwaat ci daara ji indi thème boo xam ne ñu ngi ko tuddee al mustarshida bayna tatawur wa thawra, maanaam la femme mustarshida entre évolution et révolution. comme ni mu ko waxee nag, thème bu mel noonu ku nekk ak déggin bi nga ci am, ku nekk it xëy na ak approche bi nga ci mën a am pour traiter ko, ndax léegi mi ngi may tooñ naan ma nan ngay tekkee évolution ak révolution ci wolof. ma ne ko xaw naa metti tuuti, waaye daal jigéenu mustarshida diggante yokku, xam nga évolution mooy yokku ci anam bu mu mën a doon, jóge ci anam bi dem ci beneen anam bu ko gën a kawe, kooku évoluer na. révolution nag mooy changement boo xam ne dañ koo def te ko def daanaka dafa xaw a imposer la mu xam walla la mu gëm pour mbir ma changer. kon da ngay dégg ne évolution mën naa nekk lu volontaire ca ko koy def, mais révolution foo ko déggee am na ku am kàttanu def dara pour changer doxalinu pénc, walla changer benn secteur ci dund, walla changer gis-gisu lu àddina, walla changer aw nekkin. mu des nag révolution du toujours lay positive, maanaam révolution dana am ñu changer situation, indi situation mu yées ba fa nekkoon, waaye révolution dana am tamit ñu changer situation, indi situation bu gën ba fa nekkoon. xëy na loolu daan ci ñëw ci biir thème bi nag. dafa am benn problématique nag bu ñu ko waxee mooy thème bu ñu tànn bu nekk war naa am lu jaaxal nit ki walla laaj bu mu laaj boppam ba tax mu tànn thème bi, ndax boroom xalaat, boroom xam-xam bu tànnee thème rek thème booba am na lu mu yëg moo tax mu tànn ko, mais du ko tànn teg ko ci kese-kese. thème bi nag problématique bi mu posé mooy li ñuy wax la crise de construction de soi, maanaam nit ki binaa u zaat, azmatu binaa u zaat. nit ku nekk am na ci yow loo xam ne nii feeg ñëwul nekkagoo ki nga doon, am na ci yow li loo xam ne feeg ñëwul nekkagoo ki nga doon, donte ñi ngi la koy wooye nag, mais est-ce que moom nga. su ko defee nit ki dafay nekk koo xam ne il est déchiré, sa conscience est déchirée entre les principes que l'on veut respecter
et des pratiques qui trahissent quotidiennement ces mêmes principes. maanaam am nga ay tëralin yuñ la tëralal ay principe yu la sa kilifa tëralal wala yu la cause ba nga bokk tëralal ne la sa dund ci lii lañ ko war a tënk waaye yaa ngi dundin woo xam ne nii bis bu nekk dundin ba ngay dundin weddi principe yëpp kooku crise la. léegi nag ñu laaj ndax Moustarchida bi mucc na ci crise boobu pour jëmmal projet de société bi nga xam ne ni moom la kilifaam di xaar ci moom ndax bu ñu fàttalikoo Serigne Moustapha lettre de mission bi mu joxoon Moustarchidaat yi ci année de la femme c'est clair la femme Moustarchida doit être ce miroir où reflètera prochainement l'image d'une société modèle. Son rôle ne consiste pas uniquement à exécuter des programmes, mais de pouvoir bâtir dans un avenir proche une société identique à l'aspiration de l'islam. أن تمثل أن تلعب دور المرآة التي تنعكس عليها سوف تنعكس عليها صورة المجتمع. dañ ne almaratu hiya nisful mujtama wa hiya allati turabbi an nisfal baaqi dañ ne jigéen moo représenter la moitié de la société te beneen moitié bi ci des moom moo leen yar ki nga xam ne moo représenter la moitié de la société te beneen moitié bi moom moo leen yar moom moo leen uuf moom moo leen di nàmpal moom moo leen di teete kooka ku ne xam na ne bu jagee penc jag waaye am na loo xam ne bu sooxee ci moom penc sooxe moo tax gis nga responsabilité bi sëriñ bi santu ko cellule père joxu ko waa commission de l'enseignement femme Moustarchida la jox responsabilité boobu te gis nga défi bi ci nekk moo tax fépp foo xam ne nii gis nga ay nit yu bëgg a yàq menn penc mu mën a doon tamit ki bëgg a defar penc ci jigéen lay jaar mais ku bëgg a daaneel penc tamit bëgg koo yàq ci jigéen ngay jaar dégg nga lii gaaye bëggoon a tas al umma al islaamiya waxoon alayna an naksibal mar'a ndax fa ayu yawmin maddat ilayna yadaha fuzna bil murad wa tabaddada jayshul muntasirina lid din ñoom dañ ne suñu bëggee yàq mission wu kilifa yi suñu bëggee yàq mission wu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu fexe rek ba am jigéenam ñi bis buñ ñu tàllalee loxo rek li ñu bëgg ñu am ko ndax danañ fexe ba góor guy matati góor pour taxaw pour penc dem dootul lekkati ndax wahal yurja lil atfaali kamalun isartadau fadyat naqisaati waykatu arab ba dafay laaj nee na ndax ki nàmp weenu ku manki ndax da nga mat nee na ndax ki nàmp soowu ku manki ndax kooku dana mat jawaab bi mooy laa kon nag problématique bi mooy naka la ñuy dundee suñu pas-pas fexe ba loolu sëriñ bi bëgg ak défi yi am yépp ci jamono ñu def ko fas loolu mooy iskaliya bi nga xam ne nii moom la thème bi posé waaye bala nga ne naam nekk fa comme dañ ne la femme Moustarchida entre évolution et révolution ana kan mooy femme Moustarchida xam nga bu njëkk dañ daan wax naan buñ ne lan mooy Moustarchid ñu ne Moustarchid jullit la akus lëf mais dégg ngeen sëriñ bi keroog wax na baatu militante Moustarchida mën nañ ko jàppe militante de la cause islamique mais képp koo xam ne nii militante nga ci ab cause dafa am yoo xam ne bu dajewul ci yow
sa dox du sori. moo tax yii ñuy bëgg a lim bari na waaye juróom yii mën nañ koo tënk pour mu yóbbaale yi ci des. mooy aqidatun qawiya te mooy pas-pas boo xam ne dara du ko ébranler. aqidatun qawiya mooy conviction boo xam ne nii dara mënu ko yëngal, ndax nit ki lu mu gëmul du sori. bu ñaareel bi mooy iltizaamun taam, muy engagement. parce que gëm dara ak engagé wu ci am na différence. parce que engagement ku ko def rek jóg taxaw. laysa al imaanu nag bi tamanni walakin ma waqara fi l qalbi wa saddaqahu l amal. dañ ne pas-pas dëgg-dëgg du toog rek di mëbét naan maa bëgg maa sopp. dañ ne ku sopp jóg taxaw, ku gëm jóg taxaw. maa waqara fi l qalbi mooy li nga fas sa xol ba pare wa saddaqahu l amal te sa liggéey ci terrain bi dëggal ko. moo tax iltizaamun taam. bu ñetteel bi alwafaau walwala mooy fidélité ci cause bi nga xam ne ni ci nga tënku. ndax agression yi dafa bari, li la mën a perturber dafa bari, li lay jóge fu nekk dafa bari. kon boo gëmmul am fidélité ca cause ba nga tënku, leneen mën na la fàbbi te kon fa nga jëm doo fa àgg. bi ci des mooy al isti'daad ala muwaajahati taxaddiyaat. al isti'daad ala muwaajahati taxaddiyaat te mooy être disposé à affronter les défis. maanaam pare ci sa xel, pare ci sa xol, pare ci sa taxawaay pour jàkkaarloog défis yi ci pénc mi. te loolu du mën a nekk lu dul beneen bi dafa ñëw mooy bi ko juróomeel mooy as-sabr wal musaabara te mooy la persévérance. ndax bu ñëwul boo toqee bàyyi, te boo toqee bàyyi li imam Samba Diop doon wax day ñëw mooy doo àgg. loolu nag yàlla daf ko dajale ci benn aaya, ndax mustarshida bi génnul li alquran jàngale. parce que ni mu ñëwee jaayanteeg sëriñ Moustapha noonu la jigéen ña nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon ak Seydina Muhammad. yàlla nag jox ko condition yi nga xam ne moom lay mën a nangu pour ñu bokk ci cause bi. yaa ayyuhan nabi idha jaaka al mu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a mooy bu njëkk bi. buñ ko rax ak leneen te mooy conviction bu sell bi njëkkoon a wax. buñ ko rax ak lenn. keroog imam Malik Mbay mi ngi doon wax ne léegi nag ni mu amee ñaari puce loolu la amee léeg-léeg ñoo xam ne ni tamit dafa mel ne seen xol ñaari puce lay def. ma ne xolu ñaari puce nag boobu baaxul. boo nekkee fee taal puce bi boo fa génnee fay ko taal bi ci des. kon nag alla yushrikna billahi shay'an yàlla nee na ku xasa wuyi si ne mustarshida nga cause bi bu ko rax ak leneen. wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awlaadahunna wala yaatiina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna. kooku mooy fu mbaax nekk ak yiw na ko wuti, fu safaan nekk na ko sori. parce que wala yaznina gi wala yasriqna wala yaznina loola mooy li nga xam ne nii mooy tax ñu xam ne personnalité mi ngi ci yow. taxoon yàlla ne yonent bi jigéen bu amul personnalité àndam ak yow du sori.
moo tax bul nangu jaayanteem ndax àndam ak yow du sori. bi ci des nag mu ne ko wala yaasinaka fi maarufin bu am solo la mooy nañu fidèle ak yow te mooy nañu tënku. mu ne ko yooyu buñ ko defee nag fa bàyyi'uhunna wastaghfir lahunna Allah buñ ko defee ba pare nag ba nangu ko kon nag jaayante la ñoom accepté leen ne mën nañ leen a délivrer carte de membre bu ko defee nag la ca des mooy nga ñaanal leen ndax almuxlisuuna saa ala xatar. moo tax gis nga ni yàlla sëriya ci jigéen du ñëw rekk wax ne ci laa bokk rekk ñu nangu ko ndax lam mën a yàq tax su fekkee du dëgg ca moom ba mu dugg lam mën a yàq tax moo tax mu ne bu ñu dikkee sax testé leen ba xam wóor na famtaxinuhunna famtaxinuhunna moom la yàlla wax waa kër yonent bi ne leen buñ dikkatee ne dañoo bëgg a nekk membre dañoo bëgg a adhérer seetlu leen ba xam lu leen yëkkati fa in alimtumuhunna mu'minatin nag fala turji'uhunna ila al kuffar mais bu leen wóoree na nag pas-pas bu sell rek ak bëgg yàlla ak bëgg a dem moo leen fi bàyyi yéen it bu leen seetaanati ñu dellu ci mbedd mi buñ jugee ci mbedd mi ba ñëw ci biir bu ngeen leen nattoo ba xam ne dëgg la ci ñoom bu leen seetaanati ñu dellu ci mbedd mi. kon yooyu moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii daal profil bii daal ku ko am mën nañ nangu ne mën ngaa nekk candidat wala mën ngaa nekk membre ci cause bi. kon loolu mooy profil bi nga xam ne ci gàttal moom lañ mën a présenter ci ki nga xam ne ni moo ñëw pour ne ñu mën ko tuddee la femme moustarchida. baatu évolution wax nañ ko léegi ak révolution wax nañ li nga xam ne moom moo leen tàqale donte sax ci thème bi li ñu gëm mooy évolution bi mooy jur révolution ndax dafa am benn bindkat bu ñuy wax Alexis Carrel daf ne toute révolution échouera si l'homme prétend tout changer sauf lui-même. nee na révolution boo gis ci àdduna du mën a réussir su fekkee ne nee na doomu aadama bi bëgg naa changer penc mi bëgg naa changer lu nekk waaye bëggul changer boppam maanaam révolution mi ngi commencer ci nga changer sa bopp. te révolution boobu nga xam ne mi ngi commencé changer sa bopp mooy nga évoluer moom laa wax ne baatu évolution bi déggee wuñ ko ci sens bu moderne man maa ngi ko déggee ci ñaari sensu ki war a évoluer par rapport ak boppam par rapport ak liñ ko tënk ba mu am fu mu yegg soo ko évoluer ci biir société bi. moo tax évolution bi ñun dégg wuñ ko ci sensu rek statut social bu soppeeku walla femme bi am benn niveau boo xam ne ni moom la atteindre donte ci la bokk benn partie la ci mais ñun ci sens bi ñu ko déggee moo gën a yaatu. ndax yàlla ci biir alquran wazkur fil kitaabi maryama izan tabazat min ahliha makanan sharqiyya yàlla mi ngi wax ci biir alquran naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalil sa waa kër fàttali leen sa jigéen yi waa kër fàttali leen soxna suñuy wax Maryama bi muy dund ci société ba di fa dund ba yëg ne ruuxam am na lum namb lu ëpp lu waa société am di dund lu ëpp li waa këram di dund intabadat min ahliha makanan sharqiyya aménagé na cadre boppam pour mën a évoluer. te mooy femme moustarchida bi ci boppam
daayira bi cadre la, cadre d'évolution la, cadre d'évolution la ci wàllu xam-xam, cadre d'évolution la ci wàllu jikko, cadre d'évolution la ci wàllu ruux. kon évolution boobu moo jiitu wala ñuy wax beneen évolution bi. évoluer ci pas-pas, évoluer ci pas-pas ndax yazdaadu wa yanqus. yàlla nee na ni mu xaafidatu rafia ni mu mën a yéege ba kawe noonu la mën a wàcce ba suufe. kon évolution bi njëkk mooy na évoluer ci pas-pas, évoluer ci xàmmee ak ci xalaatin. ndax xalaat sax dañ koy yar, parce que am na koo xam ne li waa pénc mi xalaat sañu koo xalaat ndax yar na xalaatam ba yu terre à terre yi nga xam ne nii moom la beneen jigéen ci pénc mi di xalaat waxuma na mu jëf ko de mais sañu koo xalaat. alxayaalu saaqit yankashifu daiman an idrakin saaqit. évoluer ci jikko mooy li sëriñ bi waxuñu sax la xaraam nga def ko, mais li la daganoon ren sax nga évoluer ba bu déwénee nga xaw ko xeeb. ndax dañ ne tarkul xaraam lil awaam, tarkul fudul lil xawaas, tarku maa yushghilu an illah nag lil aarifin. évolution la. ki nga xam ne nii nee nañ mi ngi yem rek ci liñ ko tere rek liñ xaraamal rek mu bako kooku primaire la. waaye nag mën ngaa dem ci niveau secondaire bi te mooy tarkul fudul, mooy lépp loo xam ne nii luy niru caaxaan la sax kenn du la ca gis donte dagat na, mais mën nga faa jóge yéeg niveau bu ko gën a kawe te mooy nga dem ba sa xol lu dul yàlla du la safati. moom la Mariama def, dem ba nga xam ne ni góor mënatu koo denc. moo tax yàlla mu mujj jël le souffle divin wal ko ci soxna soosu pour Isa ibnu Maryam génn ci. kon nag ku ci nekk kon war nga xam ne kon ci wàllu évolution boobu nga xam ne ci biir daayira bi la mën nga cee natt sa bopp ndax yaa ngi évoluer wala yaa ngi marquer le pas. ndax kat du ko wuyu si rek di moom, di ko wuyu si rek di moom. axadu walakin laa li xuluqin taahirin wa ataw walakin laa li qalbin xaani. inna alxayaata taudduhum ka ziyadatin lil xamli waaye fii maanin min annuqsaani. nee na ki jël te jikkoom dëppoowul ak li borom woote kooko moo déclaré ne ci la bokk waaye bokkam wóoragul. nee na ki teew si timit te xolam dikkul kooku figurant la, parce que ki ne ci biir di yëngu te xolam feragul la muy seen ca mbedd ma kooku figurant lañ ko mën a jàpp. moo tax mu ne innal xayaata taudduhum ka ziyadatin lil xamli fi maanan min annuqsaani. moo tax nee na kuy limaale leen, kuy limaale leen waaye kuy peese nit ñi doo leen peese waale. mooy la waaj a waxoon Napoléon ne ko bul compter nit ñi da nga leen di peese, parce que compter ku taxaw ak jëmmam rek mën nga koo limaale waaye peser nag kamat poids ba la ñuy xool ndax am na diisaay ba, diisaay biñ soxla. diisaay boobu nag waxuñu diisaayu yaram, bu dee diisaayu yaram rek ku mel ne maxar yi dañ koy exclure. waxuñu diisaayu yaram
mais diisaayu ruux ak diisaayu personnalité. su ko defee su évolution boobu ñëwee ba jikko yi war a dugg yëg-yëg bi war a dugg su fekkee ne nii ñëw nga ci pénc sañ ngaa évoluer ca entreprise ba sañ ngaa évoluer ca université ba sañ ngaa évoluer ca biir pénc ma te yàqu-yàqu du jut ndax ni'mal maalu saalih li rajuli saalih. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne am bu sell ñu jox ko goru yàlla gu sell nee na lu ko gën a rafet amul. waaye mustarshida bu yiw am jikko yu yiw évoluer ci pénc mi ci façon bu yiw lu ko gën a rafet amul. waaye nag ci biir évolution bi duñ la bàyyi noonu dañ lay tënk. soo jógee ne da nga bëgg a évoluer ci biir pénc mi parce que sa jamono laaj na nga dund nga liggéey nga jàng nga def li sa pénc laaj yépp du tee nag ñu wutal la ay garde-fou. bu njëkk bi ñu ne la lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna kooku benn garde-fou la maanaam mënuloo yem ak mukk ñi ci des. bokkal ak ñoom université ba du tax nga yem ak ñoom. bokkal ak ñoom entreprise ba du tax nga yem ak ñoom. foo mën a nekk ak ñoom tamit lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna nag la ca teg sëñ Moustapha ne ndegem xam ngeen seen bopp. bu ngeen xamee seen bopp mënu leen a yem ak mukk ñi ci des mën ngeen a fréquenter fa ñëpp di fréquenter nag parce que loolu la laaj. dafa laaj nga dem université décrocher fa diplôme ya gën a kawe. dafa laaj nga dem ci hôpital bi ndegem médecin nga pour liggéey fa. dafa laaj nga dem ci entreprise bi pour liggéey fa. dafa laaj et cetera bari na lu mu laaj. waaye lastunna ka ahadin minan nisa bu leen xool mukk jigéen ñeneen ña fa nekk wala ngeen bokk ak ñoom service ba tax ngeen jàpp ne ñoom luñ sañ-sañ ngeen ko. kooku mooy garde-fou bu njëkk bi ci des ñu la falaa taxda'na bil qawl fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad beneen garde-fou la. évolution bi lu mu am solo ak milieu ba ngay évoluer lu mu kawe falaa taxda'na bil qawl waaw da ngay dégg yu bari yuy xew ñu koy wax di ko waxal jigéen ci milieu yi muy liggéeyee ci milieu yoo xam ne nii mënu faa bañ a fréquenter góor dajeeg moom bari na yu fay am yoo xam ne nii falaa taxda'na bil qawl buñ ko jëfe woon du am. moo tax alxuraan toujours avant-gardiste la parce que bu waxee falaa taxda'na bil qawl rek kon ya ca des kenn waxu ko maanaam sa kaddu bu fekkee dañ ne la fexeel yar ko ba lu doyee di du ca génn kon leneen taxul ñuy wax. parce que dafa ne fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad ndax kàddu googu buñ ko yarul porte ouverte la à la pagaille. moo tax nee na ci ngay njëkk a xam ne évolution ba nga jàng ci daara ji am na fu mu feeñ ci yow. beneen garde-fou bi ñu ne la wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula kooku it beneen garde-fou la te mooy lu sa jamono laaj nga évoluer ak ànd ak sa jamono ci col ànd ak moom ci la xew ci sa jamono timit bàyyil xel
ne wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula moo tax sañoo lépp moo tax sañoo lépp ci col ak lu mu xew-xew ci sa jamono ak ci leneen lu mu mën a doon lu mu xew-xew ci sa jamono ak style bu mën a xew ci sa jamono à une seule condition wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula ndax tabarruj bari na lu muy tekki nit dana nekk ci biir këram sax te tabarruj lay def da nga toog ci sa biir kër fekk yaa ngi def tabarruj dafa am benn bindkat dafa ne mu ne jigéen ñi ñett rek moo tax ñuy wut feem bu njëkk bi signaler leur appartenance à un groupe social ou un groupe de pensée bu ñaareel bi se distinguer des autres bu ñetteel bi conformisme parce qu'on n'a pas de personnalité mu ne ñett yee tax maanaam bu njëkk bi mooy ki nga xam ne ni nam solo ak nam mel ak la muy wane ca biti dafa am lu mu bëgg a fésal ci boppam maanaam fu mu bokk a tax am na ci lu mu bokk am na ci daayira bu mu bokk am na ci courant de pensée bu mu bokk boo xam ne nii wane na muy solo mu nga dëppoo nag xalaatu mbooloo moom tënku bu ñaareel bi mooy nee na kii wut feem pour ñu ràññee ko pour fu mu tëll rek ñu ne diwa bu ñetteel bi nag mooy ki nga xam ne nii da koy def ngir al toppe la moom feem du fent feem waaye ku fent feem mu ñëw fekk si la ca ndax amul personnalité buñ ko yare moo tax benn styliste dafa wax te kat tubaab la mais dafa wax bu am solo daf ne l'indécence n'a jamais été à la mode l'indécence n'a jamais été à la mode nee na luñ la wax da ngaa évoluer nee na col gu ñàkk kersa col gu yiwadi façon bu yiwadi nee na ku la mës a wax ne mës naa nekk à la mode ne ko wax dëgg kon loolu mi ngi jàngale ne lu mu mën a doon natt ko ci sa personnalité bala nga koy natt ci ne moo xew léeg-léeg da nga daan dégg fii Sénégal bu kenn waxee ñu ne la dafa xew nangam bi lu tax nga def ko nga ne dafa xew or liñ la sant mooy lu dëppook sa personnalité mais kenn santu la ak li dëppoo li xew parce que lu mu xew tant que dëppoowu la sa personnalité da nga ko war a rejeter te li Serigne Cheikh doon wax naan la valorisation du goût moom bi mu koy wax mooy nee na ñi nga xam ne bala ñoo jënd la ñuy jënd dañ koy mos ba xam goût ba dëppoo na ak ñoom seen goûtam déet mais loolu noonu moo amee ci wàllu lu mu mën a doon ci wàllu lekk noonu la amee ci leneen lu mu mën a doon walakin allah hababa ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan am na koo xam ne lu mu mën a doon ci àdduna bi ci guu ngëmam ak pas-pasam ci la koy valoriser ci guu ngëmam ak ci pas-pasam ci la koy valoriser bu ko sentiree def ko bu ko sentirewul du ko def iza waqaa az-zubaabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi waykatu arab ba nee na ñam lum neex-neex bu ca weñ tabbee sib naa ko nee na mën naa am xeemeem naa ko sax waaye weñ wa ca tabbee tax sib naa ko gis nga seexlu googu fokk mu gunge la femme moustarchida ci biir évolution bi
lu mu war a seexlu rek lu mu war a seexlu li koy seexlu ci moom dana ko day déclenché wu. seexlu nag état d'âme la état d'esprit la dafa am foo toll foo xam ne ni boo fa tollee ci ngay seexlu mais am na koo xam ne seexluwul dara parce que liy yëg ci moom yëgul li war a dund ci moom dundul moo tax du seexlu. kon loolu point la boo xam ne nii ci lañ moom lañ bëggoon a tënk ci wàllu évolution. kon évolution bi dana ñëw yow ndax wut nga cadre boo xam ne nii ci ngay évoluer pour sa xam-xam dem sa ruux dem sa jikko dem loolu da nga ko appliquer ci biir penc mi la gor yëpp di def bu la ca kenn man mais à une seule condition am na garde-fou yu ñu la wutal wax nañ la ne lastu naka ahadin minan nisa garde-fou la wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatul ula garde-fou la fala taxdaana bil xawli tamit garde-fou la soo ko accompagner noonu da nga dem ci biir évolution bi ba def ca loo xam ne nii ñeneen ña tënkuwul ca la nga tënku duñ fa àgg te sa personnalité dara du ko entaché su ko defee nag nga soog a mën a nekk candidat nag pour taxaw pour def révolution bi parce que ki beru penc mi sori penc mi duggul ci penc mi kooku bu bëggee ne dana révolutionner penc mi du dem waaye ki jaxasoog penc mi ca premier ba mu jaxasoog moom penc mi phagocyté ko kooku du révolutionner maanaam ki nga xam ne ñàkk na personnalité ba nga xam ne bi mu jaxasoog penc mi moom penc mi moo ko foofu wannaale kooku du révolutionner waaye ki ne it damay toog sama kër sama yoon nekkul ci penc mi kooku du révolutionner kon li ngay def mooy fexe dund la nga gëm ba pare am dëgër ak conviction goo xam ne boo jaxasoog penc mi yaay changer penc mi waaye penc mi du la changer. révolution nag comme ni ñu ko waxee woon léegi mooy jugee ci situation dem ci beneen la reine de Saba waxoon Souleymane innal muluka iza daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan maanaam def ko sens dessus sens dessous ñu ne woon nag révolution dana positif waaye dana négatif mais ku ne xam na ne li ñuy ñaan ci femme mustarshida bi mooy buy révolutionner penc mi mu def ko dans le bon sens te penc mi ku ne xam na ne ku ko bëgg a révolutionner maanaam révolution bi li muy tekk mooy renversement de tendance ndax vertu yee fi nekk ak tendance yi vertu yi xeex nañu ak tendance yi mel na ne li gën a not ci penc mooy tendance yi dominer nañ vertu yi nan la ñuy fexewaat ba retourner situation bi pour vertu yi an tatra al axlaaq al mahmuda ala al axlaaq al damima fi l mujtama yàlla nag joxewoon na ci benn garantie mais garantie ba da ko conditionné waada allahu alladina amanu wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim nee na ñaar yi bu dikkee su fekkee pas-pas wóor na te taxawaay mate ko yàlla joxe na garanteem ci ne dana gunge pour révolution bi nekk ñu ne nag révolution bi ci lan la ñuy révolutionné ñu ne ñaari mbir buñ dee changer société bi gis nañ ne lu ko tardel li tax dëppoowul ak aspiration de l'islam génnul ñaar mooy ñaar yi Serigne Cheikh waxoon archaïsme débordant ak matérialisme dégradant suñ leen changé wul li nga xam ne nii mooy aspiration de l'islam boobu Serigne Moustapha bëgg ñu def ko ci penc mi du dem parce que ñaar yi lu ci nekk extrémité la te nag ummatan wasatan lañ wax
wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnas maanaam la communauté du juste milieu. L'islam ci digg bi la war a nekk te ñu gis ne ñële dem nañ càmmooñ ba mu sori lool ñële dem nañ ndeyjoor ba mu sori lool ñu ne nan nañ leen di delloosi ku nekk ci digg bi loolu mooy mission bi nga xam ne nii yombul nag ndax li Mao Zedong daan wax nee na la révolution ce n'est pas un dîner de gala maanaam ki jóg ñu ne ko révolution nga jëm bu dematee salon di pasteelu ak di puudaru ak di teg greffage ak di pose ongle ak i xef du révolutionnaire ndax nee na révolution ku cay dem ak kuy dem soirée de gala du bokk te kat ab communiste la di ab chinois teg ci mais matérialisme archaïsme débordant te mooy lii oustaz Nuuru Ndaw doon wax ci aada yi daf ci am yoo xam ne nii dañoo jàgg maanaam yoo xam ne kenn munul fexe ba jox ko couleuru li ngay dund ak loo xam ne nag mën nañ ko changer ba wëlbati ko mu nekk lu positif ñu jariñoo ko nañu jël exemple sukk xam nga daana am ci société traditionnelle africaine daanañ sukk mais xëy na sukk booba bañ ko daan def dañ doon wan signe de domination de l'homme à l'égard de la femme maanaam pour wane ne jigéen not nañu ko ba tax ñu sukkuloo ko mais daayira bi dañ ko ci dugal mais biñ ko ci dugalee liñ ci jàng mooy signe nekkul signe de domination de l'homme sur la femme waaye signe d'humilité la maanaam dafa nekk ramz ci tawaadoo parce que kiy jur di nàmpal di uuf kooku bu diisee àddina tukki kon foofu ñi ngi jàngale ñi ngi véhiculer valeur boo xam ne il faut jigéen ji intégrer ko ci boppam pour xam ne moom woyof a ko jig pour mu yóbbu société bi kon foofu mën nañ jël lenn ci archaïsme bi te nekkul archaïsme dégradant ñu fexe koo changer pour wëlbati ko intégrer ko muy valeur xam nga bu njëkk dañuy wax li jigéen ñiy wax ci wàllu pénc moo xam ndayele la moo xam bàjjana la moo xam et cetera yooyu ñuy wax ca bu njëkk jokk mbokk a tax mu dem ba ci biir mu am déviance puukare taxaw l'islam ne d'accord utuma ba muy jokk mbokk mënoon nañ ko accepter mais ba ci puukare diggee d'accord utuma waaye ci biir daayira bi mën nañ ko jëlaat pour def ko lan pour fexe ba mu nekk loo xam ne nii pour wéttalante ci pas-pas lay doon mais bu xasee nekk wéttalante ci pas-pas retombées yaa ngi koy xaar nekkatul retombées yu matériel parce que ki koy def ngir puukarewu retombées yu matériel la cay séenu mais yow mi ko def ngir wéttalante ci pas-pas diw doomoo naa ko ci daayira bi muy sama doom diw sédd naa ko sama bopp ci daayira bi diw seexale naa ko sama bopp ci daayira bi wéttalante ci pas-pas a tax ndax loolu mooy sédd yàlla nga sédd léegi séddatoo matériel mais yàlla nga sédd léegi mooy li Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu waxoon soxna Roqaya Njaay yaa qurrati nuzhatal aynayni yaa amali tawakkali lil ilahi alxaaliqil jabali parce que boobu fekk na lu mu bëgg révolutionner ci penc mi évolution ak révolution boobu
ñu koy defee ci pénc moo xam ne ñaari mbir dañ fay mbëkkante modernité dafay mbëkkante modernité boo xam ne nii daf ñuy agressé ci façon bu nekk dafay mbëkkante ak ay aada yu ñuy agressé ci façon bu nekk mu mel ne kon jaahiliyatul ula ak al jaahiliyatul uxra dañoo wër ci ñaari côté yu nekk foofu nag dafa laaj yitte bu mag a mag pour ki nga xam ne nii moo bëgg a révolutionner pénc mu ni mel yitte jamu laaj tëdd nelaw du ko may xam nga jaahiliya gu njëkk ga wa isal mawudatu suilat bi ay danbin xutilat moom lañ doon def mooy jël jigéen jëmmam suul ko jaahiliya gu mujj gi nag personnalité am la ñuy suul maanaam fil jaahiliyatil ula kaanu yaiduuna shaxsal mar'a wa fi hadihi al jaahiliya yaiduuna shaxsiyataha maanaam ci bële on enterrait la personne de la femme mais maintenant on enterre sa personnalité wa zalika nag addaha wa amar wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf oustaz si anam bi nga xam ne indee nga ko thème bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xam-xam bi leeral dënn bi guddal fan yi weral cër yi mel ni xam naa comme temps bi mi ngi dem te am nañ fi ay quelques intervenants. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Badrul Buturi, Khatmul Maktoumi, Hawi Shariati, Hamil Haqiqati, Alamu Tarbiyati, Zul Izzi al-Mukarram. ما شاء الله